na lu ca tukkee la ca tukkee mooy taarix ndax xam nañ ne ginnaaw gi itam dañoo daal di yebal Jibril mu indi am xarfal moo xam ne nii moom la mujjee leewatal loola waral itam ñuy dundal sunna soosu nga xam ne dafay màndargaal daanaka ak ngëm màndargaal itam ndigal loo xam ne nii dañu koy jëfee mu jógee ci suñu boroom jëm ci ab jaamam jëm ci ay jaamam noonu nga xam ne itam noonu lañ koy baaxoo di defee ci àdduna bépp nag noonu la ñu koy defee fii tey jii fii ci jumaayu Ndakaaru ji ak ci mbooleem itam réew mi ci barab yu bari te fasantikoo ay kilifa dinañu fi daje jumaa ji nag mbooloo mi tàmbali naa ñëw ngir itam joxe teewe julli gi nga xam ne nii dina am ci itam kilifteefu imaamu raatibu Ndakaaru El Hadji Alioune Moussa Samb waaye itam dina am ci teewaayu njiiti réew mi itam di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñuy fàttali ne incha allah itam fii ci jumaa ji nes tuuti grand serigne dina ñëw ndax moom 8h40 la xam ne nii ci la programme la wax ne war na fay yegg si gannaaw grand serigne itam moom njiiti réew mi di président de la république président Bassirou Diomaye Diakhar Faye itam dina fi ñëw 8h50 buñ ci tegee lay juróomi minute di 8h55 imam ratib dina ñëw imam ratib nag bu ñëwee 8h55 daanaka 5 minutes lañ ciy teg ndax bu ñëwee rek dañuy daal di tàmbali li nga xam ne nii moo doon jullik ñaari rakk yi bu ko defee buñ jullee ba sëlmal nag dinañ teewlu xutba imam bu imam xutba ba noppi itam ba li nga xam ne nii moom moo doon itam ci itte ji njiiti réew mi dina yee baaxoo di yëkkati kàddu yoo xam ne itam kàddu yu ndokkeel la kàddu yi siyaar kàddu yu balante ak kàddu yi saafoonde ak aw askanam ak li nga xam itam moo doon réew mi ak ñi nga xam itam ñoom la ñu ko bokkal xam nañ nag jumaa ji niñ ko gisee nii mbooloo mi tàmbali naa ñëw ndax kat li ñuy wax mise en place bi maanaa teel a ñëw loolu mi ngi tàmbali 7h30 gis nañ sànq ci image yi ki nga xam ne nii moom moo doon professeur Mary Teuw Niane moom mi nga xam ne itam kenn la ci kilifa yi nga xam ne nii kilifa réew mi da leen a wóolu dénk woon ndomb tànk mu nekk directeur de cabinet njiitu réew mi noonu itam dañu koy gise ci yeneen kilifa ak mboolem jullit yi nga xam ne nii xam nañu lan moo nekk ci yoolu ñëw teewe li nga xam ne nii moom moo doon julli gi noonu itam la ko ñeneen ñuy jóge ci bitim réew itam ñoo xam ne nii dañoo nekk ci ambassade yi ñu leen di wax corps diplomatique di ñëw di baaxoo di jullee fii nga xam ne nii moom moo doon jullik it gi gis nañ ko nag ni nga xam ne noonu lañ ko organisé ci rang bi ñëpp itam topp rang bi xool itam fa ñu war a teg seen tànk fa ñu war a jaar fa ñu wala ñu war a itam fekkal place ngir ñu mën a toog foofee ba li nga xam ne moo doon jullik tabaski gi ñu joxe ko noonu kon looloo waral itam RTS nañu koy baaxoo di def itam di yebal ay ndawam ñiy teew fii ngir lépp loo xam ne dafay tukkee ci wàllu xabaar ñu mën koo joxe donc mesdames, messieurs, nous sommes donc aujourd'hui ce lundi qui est un jour de fête, le jour de la Tabaski qui marque et qui célèbre l'acte de dévotion et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, cet acte donc d'Ibrahim qui avait reçu alors du Tout-Puissant le ndigal ou donc la directive ou l'instruction de tuer son fils Ismaël, mais subrepticement, in extremis, un mouton a été amené par Ange Gabriel donc qui a amené le mouton, ce mouton qui a eu à remplacer alors Ismaël et ce mouton-là qui a été immolé par le prophète Ibrahim. C'est cette tradition qu'on est en train de perpétuer ici au Sénégal, donc et partout dans le monde musulman, ce jour de fête, on immole le mouton pour perpétuer cet acte de dévotion, cet acte également de sublimation de Dieu, cet acte que nous a légué le prophète Ibrahim. Et c'est aujourd'hui, ce jour de fête, ce jour alors de sacrifice du mouton que nous allons célébrer ici à Dakar et un peu partout dans le pays au niveau des foyers religieux parce que nous le savons, nous l'avons vu alors depuis une dizaine de jours ou bien avant même, c'était l'effervescence autour alors des Darel au Forail, donc lié où l'on a l'habitude d'acheter ou de vendre ce mouton-là qui est sacrifié aujourd'hui.
Mais c'est l'occasion pour nous donc de transmettre toutes nos félicitations à toute la Oumma islamique et c'est l'occasion également de demander pardon et d'implorer la miséricorde du Tout-Puissant qui nous a gratifié de ce jour de fête et qui nous a permis aujourd'hui de célébrer alors cet acte-là plein de symboles, plein de sens et plein également de signification. Mais sans plus tarder, certainement, les délégations vont venir comme l'ont déjà fait alors ces pèlerins, ces musulmans qui sont venus pour célébrer ici la prière de ces deux rakas-là. C'est l'occasion également pour nous alors de faire un clin d'œil aux pèlerins du Sénégal qui sont au lieu saint de l'islam et qui sont en train également alors d'accomplir cet acte de dévotion qui fait partie des piliers de l'islam, le pèlerinage à la Mecque et en compagnie j'ai ici en présence de moi à mes côtés mon jeune frère et collègue Ibrahima Ndong, quelqu'un avec qui j'ai l'habitude d'être ici présent pour vous faire vivre en direct et en intégralité cette prière de Tabaski comme nous l'avons fait il y a quelques mois avec la prière de Korité. Dieu nous a, par sa miséricorde, par sa grâce, nous a permis également de nous retrouver ici. Mais c'est l'occasion également de l'en remercier infiniment. Ibrahima ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel di la ziar di la balu àq di nuyu itam di ndokkeel askan wi yëpp ci turu RTS ci turu kilifa RTS ci turu njabootu RTS ci turu mbooleem itam ñi ñuy bokkal liggéey bi di ñu taxawoo di la ndokkeel bu baax ci bés bi Ibrahima. jërëjëf sëñ Xaali ñu ngi lay ndokkeel di ndokkeel umal islam leen wax déwénati baal nañ ñu àq baal nañ leen di ñaan yàlla rek comme ni nga ko waxee jamono boo xamante télévision bi digle mu nekk jamono joo xamante ne tamit suñu télévision nationale sur l'ensemble du territoire di leen dëgmal lépp loo xamante ne dafa jëm ci xew-xew bi le nekk jamono joo xamante ne ki nga xamante ne moo di l'imam dina profité ngir def xutba ci wàllu actualité. waaw di wax xutba ci wàllu actualité yaa wax léegi wàllu dimbalante ak wàllu solidarité. ndax bërki démb ak démb dafa am un fait assez intéressant et assez important pour être souligné. mooy décision bi nga xam ne nii ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem ak dikk bi mu xamee ne ñenn nit ñoo xam ne itam jël nañu seeni bagage itam ngir war a dem julli ji. ñu am ay jafe-jafe ci dem bi ak dikk bi ndax léegi-léegi itam am ñoo xam ne dañuy jëfin woo xam ne lu jëfewut la. ndax jël paas yokk ko benn nga ñaar ci ko yemuñ ci nga ñetti ci ko te ci nga def ko ci ay mboolem ñoo xam ne itam daanaka léeg-léeg seen loxo jul seen ginnaaw te ko sañoon itam da ngay taal sa oto dem climatiser ko ba mu sedd nga dem julli ñëwaat sëlmal. tey nag suñ borom def li mu def nga xam ne ñëpp jotewuñ ci loolu buñ demee ci gare routière ñu yow yokk paas yi ba ñu demee waaye nag jaaraama macha allah nguur gi ñu am itam mat goo xam ne nii jël nañu oto yi Dakar dem dikk lu toll téeméer ba téeméer ak juróom benn fukk démb bi ñuy dajee ak yi nga xam ne ni moo doon directeur général Dakar dem dikk moo nekkoon invité du journal. loolu dafa doon loo xam ne nii kuy wax mbiru dimbalante kuy wax mbiru jàppalante ngay wax itam mbiru balonte ak itam jaamu yàlla ci li nga xam ne nii moo doon jaamam ñi loolu da nga koy rafetlu da nga koy sant te itam xam na loo xel ñi nga xam ne ñoo def lu defu wut loolu nga xam ne ni moo waral yokk paas yi te loolu day doonul loo xam ne lu gën la ndax jàppalante ak dimbalante. Effectivement sëñ Xaali ni nga ko waxee dama koy dëggal. Nous avons sur ces images le grand serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop, nous l'annoncions tout à l'heure. Certainement il est venu à 8h40 parce que c'est l'heure à laquelle alors il devait être là et que nous le saluons et nous le félicitons également à l'occasion de ce jour de fête. waaw sëñ Xaali ni nga ko waxee noonu la parce que man mi doxantoo naa ba fi nga xamante ni moo di bon maraîcher mais au fait da ngay gis ne am na ñoo xamante ne que ça soit minicar yi wala les bus là dañoo doubler à la limite tripler seen passe bi ma laajee ñi nga xamante ne ñoo yor bon maraîcher dañoo ne ñoom rafetlu wuñ ko mais ñu ngi leen di comprendre ci benn anam mooy bu ñu demee bu ñuy dellu si dañuy rouler à vite mais loolu du au fait du solution parce que ñoom ils ont opté pour ce travail. léegi donc tey bu fekkee ne le Dakar Dem Dikk dafa jël motuwaay yooyu dañ koy rafetlu parce que boo xoolee liberté terminus liberté 5 depuis ci fajar 6 heures du matin la ñuy organiser toutes les régions yi nga xamante ne dañoo war a dem ay Dakar Kolda Touba Kaolack fépp foo xamante ne rek askan yi war nañ fa dem Dakar Dem Dikk teg fa dispositif bu rafet
donc tey ñu déployer moyens yooyu au niveau de la gare des Beaux Maraîchers kon je pense que loolu c'est à réitérer. C'est à réitérer et c'est à subjuguer, c'est à saluer, vraiment c'est à sublimer parce que c'est un acte alors qui a immensément soulagé les populations qui étaient dans les gares routières et qui étaient dans le désarroi total et qui étaient vraiment en situation d'inquiétude. Maintenant, si le gouvernement a pris ses responsabilités par le truchement du ministère des Transports pour venir en aide à ces populations qui se trouvent être des administrés, il est clair que ce gouvernement-là et ce gouvernement-là qui a pris ces décisions-là mérite des félicitations et des encouragements. Je crois que c'est des actes à perpétuer parce qu'également, il y a des mesures qui sont quasiment cyniques et iniques qu'il ne faut pas prendre. Et malheureusement, certains des transporteurs ont pris la responsabilité de prendre ces mesures. Et il est clair que, oui, le gouvernement qui prend cette décision en réplique à cet acte qu'il ne fallait pas poser, alors le gouvernement-là a fait le bon choix, a pris une importante décision. Et que hier, comme je le disais sur notre plateau, on a reçu le directeur général de Dakar Dem Dikk qui nous a dit qu'à l'heure du journal d'hier à 20h, il y avait quelques 150 bus de Dakar Dem Dikk qui ont été mobilisés pour venir en aide à ces populations-là. Il y avait également le concours de l'armée, de la gendarmerie et de la police, alors qui ont réquisitionné leurs conducteurs, ces conducteurs-là qui ont été mis à la disposition de la direction de Dakar Dem Dikk pour convoyer ces populations-là. Donc loolu Ibrahima dafa doon loo xam ne nii lu rafet la ndax suñu tollee ci bisu feet bisu jàppalante bisu dimbalante loolu lañ wax waaye waxuñu bisu kuy profité di indil ñëpp fitna ndax ñëpp doole yemul te ku sañoon ne ma ko waxee rek da ngay daal sa oto laal neemaan bi daal di ko mu daal di dem nga seral ko bu mu sedd guy nga daal di teg ci autoroute bi dem dikk ak jàmm loolu nag ku ko mënul kon tey ji ñu gis ne délégation yi ñu ngi ñëw ça nag c'est l'arrivée du président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous reconnaissons la limousine présidentielle qui est en train alors de s'immobiliser ici au niveau de la grande mosquée de Dakar et qui sera certainement accueillie par les autorités. Donc Ibrahima ni ñu ko gisee nii nes tuuti nag moom bu ñëwee rek grand imam bi moom mooy ñëw waaye kon ñu teewlu yegsi gi nga xam ne moom la njiiti réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye egsi fii nga xam ne nii moo doon jumaa ju mag ji Ibrahima. Effectivement, donc à l'image l'arrivée du cortège présidentiel Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui d'un moment à l'autre sera dans l'enceinte de cette grande mosquée pour pouvoir sacrifier à la tradition. Comme vous le savez, c'est un moment de solidarité. Et nous avons reconnu sur ces images le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, qui est donc l'hôte de ces hôtes. C'est parce que c'est comme qu'il reçoit ses hôtes, mais ceux qui viennent également, alors c'est leur hôte. Nous avons donc eu l'honneur de recevoir ici cette délégation de la délégation présidentielle conduite par le chef de l'État, lui, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, comme il l'a fait à la prière de l'Aïd el-Fitr, Korité. Il est revenu ici pour la prière de la Tabaski et accueilli par les autorités et ses collaborateurs. Effectivement, Seigne Hali, et là, vous avez par devers vous cette note venue de la direction de Dakar Dem Dikk qui précise que 9000 personnes ont été finalement transportées vers l'intérieur du pays. Vraiment, c'est quelque chose à saluer et vous l'avez dit. Et c'est toutes les 14 régions du Sénégal qui ont été desservies. Aucune région n'a été mise à côté. Effectivement, toutes les 14 régions ont été desservies et les bus Dakar Dem Dikk étaient positionnés dès les premières lueurs de l'aube au niveau du terminus Liberté 5 pour permettre à ceux qui veulent voyager très tôt de le faire. C'est le président de la République donc moom la ñu gis ni Ibrahima mi ngi yegsi tout de blanc vêtu ngir teewee li nga xam ne nii moom moo doon jullik tabaski gi ñu ko ci ndokkeel di ci ndokkeel itam réew mi di ci ndokkeel itam kilifa diine yëpp di ci ndokkeel itam mbokk jullit yëpp ak mbokk ñi ñi bokkal réew mi yëpp ndax mel na ni julli gi nag ñëpp a ko bokk feet gi ñëpp a ko bokk kon ñi ciy ndokkeel ñëpp di teewlu rek egsi gi nga xam ne nii moom la jiite réew mi de président Bassirou Diomaye Diakhar Faye egsi fii nga xam ne nii moom moo doon jumaa ji ñu koy dalal nag mi ngi noonu itam di julli gi nga xam ne moo doon jullik nuyoo jàkka ji ñu gis ne ci peggam itam ñu ngi ci gis le maire l'ancien ministre Alioune Ndoye qui est maire de Dakar Plateau qui est donc l'hôte de tous ces pèlerins qui sont venus pour effectuer cette prière. Nous avons vu qu'à côté
du chef de l'État, il y a son directeur de cabinet. À sa gauche également, nous avons le grand Serigne de Dakar, que nous avons également d'autres autorités de la République, d'autres autorités religieuses, d'autres autorités coutumières qui viennent, comme à leur habitude, effectuer ces prières ici. Sans oublier le corps diplomatique accrédité à Dakar, qui chaque année également nous fait l'honneur de venir prier ici, Ibrahima. Effectivement, Seigne Khali, si vous le permettez, nous allons saisir cette tribune pour nous incliner devant la mémoire de cet illustre disparu. Et moi, je pense vraiment à Ahmed Bachir Kounta, vraiment Ahmed Bachir. daal na ko yàlla yërëm te xaree ko àjjana ñu doon partagé fii ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi fi woon daaw ñaan yàlla atte leen ci yërmandeem bu ko defee ñaanal ñëpp rek umma bi comme ni nga ko waxee képp koo xamante ne teew nga fekk soxla rek yàlla na ko yàlla saafaral ñaan jàmm ci biir Sénégal ak meññeef yi nga xamante ne feeñ fi yàlla na ko ñëpp jëriñoo amiin Ibrahima yàlla na ko ñëpp jëriñoo ñuy bàyyi xel itam ne ku tudd tabaski itam tudd gàtt yi ñuy lewetal xar yi tudd itam la nga xam ne ni itam moom la ci ànd ak moom léeg-léeg te ñu koy faral di koy jël di ko dugal fi ñu ko war a dugal mu doon tuyau yi nga xam ne ni tuyau ONAS la te itam ndox ma war faa jaar itam boo xam ne bu ñu fa dugalee mbalit soññee nañ ci yeete nañ ci baamtu nañ ko baamtuwaat nañ ko kon nag xanaa rek ñu jàppale ci suñ bopp jàppale ci ñëpp rek fàttali na rek waaye bu ñu demee nag ba lewetal gàtt yi ba noppi ba fees leen ba noppi loolu nga xam ne moo doon der yi ak leneen yi nga xam ne itam waruñoo dugg itam foo xam ne nii day indi mbalit loolu rek ci benn fan ci weeru juin wii rek mu xam ne journée bi nga xam ne nii moom njiitu réew mi da ko jëloon ngir ñu ci dekkal itam di ci fàttali cet gi ak soññi ci li nga xam ne nii moo doon tonni mbalit mi wax nañ loolu baamtu nañ ci loolu kon loolu ñu jëncee gën a bàyyi xel njiitu réew mi ngi nuyonte noonu ak ki nga xam ne moo doon grand Serigne ak yeneen kilifa yi nga xam ne itam ñoom ñoo ŋànk néegu yàlla bi ak feggoo itam ak professeur Mary Teuw Niane noonu incha allah nes tuuti Ibrahima xam naa ne imam ratib dina ñëw moom bu ñëwee itam ñu takbiir itam rek daal di jublu ci li nga xam ne nii moo doon sunna si Ibrahima. Effectivement sëñ Khali da nga laal point bu am solo muy acte de citoyenneté bi nga xamante ne tey bu ñu naan nit ni jikko parce que ki nga xamante ne moo di suñu référence Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma dégg ci waaraatekat yëpp kilifa diine yëpp ñu ne yàlla taggu ko ci lenn dul jikko kon jikko jooju ngay wax noonu dafa am solo ci jamono joo xamante ne dëgmal nañ nawet yow nga rend sa gàtt jël loolu yëpp au lieu que nga teg ko fi nga xamante ne fa la war a nekk unité waa UCG ñu ngi fi war a ñëw ramasser loolee lépp yow nga jël ko dem teg ko si égout boo xamante ne ndox bi bu ñëwee fa la war a jaar donc loolu il est important à chaque fois ñuy soññ nit yooyee di leen di fàttali ne lii ngeen di def seen bopp ngeen koy def parce que bu fàttee ndox bi bu refulee sa kër la jël donc loolee nag je pense na que l'islam danaan nañ fàttali ko doon fàttali dina jëriñ mais aussi moi je pense que am na loo xamante ne bu ñu demee di fàttali di sensibiliser ba ñu tëg moi je pense qu'il faut sanctionner aussi parce que loolu tamit dafa bokk ci luy jubal société. waaw te itam xam nga day jubal société te dafa am benn triptyque boo xam ne nii fi mu nekk nii miin nañ ko mooy jubal ak jubanti kon nag bu ñu nekkee ci loolu tombeeg jamono jooju mu nekk lu ñuy dundal te itam l'islam itam santaane ak cet te itam l'islam tere kuy lor mbokk jullitam mbaa mbokk doomu aadamaam suñu réew itam di tere loolu kon ñuy baamtu loolu di ko fàttali ne loolu dafa doon loo xam ne ni gënul comme nous l'avons donc dit nous sommes à quelques jours de l'hivernage, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et nous célébrons aujourd'hui l'Aïd el-Fitr avec les moutons qui seront immolés. Il est absolument à éviter de mettre certaines parties qui vont obstruer les canaux d'évacuation parce que ça va créer des problèmes au service de l'assainissement. L'ONAS a sensibiliser les structures également qui s'occupent du nettoiement ont sensibilisé le chef de l'État également a présidé le 1er juin dernier cette journée alors de nettoiement pour que tout un chacun alors fasse preuve de patriotisme et que également que tout un chacun sache qu'il est absolument à éviter ces débris qu'on va mettre là et ces détritus qu'on met quelque part et qui vont
boucher certains canaux d'évacuation et qui vont entraîner des problèmes d'inondation, Ibrahim. Effectivement, Ali, moi je pense que la sensibilisation elle est très importante. Et je vois que les autorités ne cessent de le faire. Le regard dans le rétroviseur nous permet de comprendre que 700 milliards ont été investis dans le cadre de la lutte contre les inondations. L'État étant une continuité, on voit aujourd'hui que le nouveau régime est dans cette dynamique de pouvoir soulager les populations, surtout celles de la banlieue, mais aussi sur l'ensemble du territoire national, parce qu'on sait, on a vu depuis des années les conséquences qui découlent des inondations. Donc si aujourd'hui, certaines populations font des actes qui laissent à désirer, certes, il est bon de sensibiliser, mais il viendra au moment où il faut sanctionner. Tu as parlé également tout à l'heure de soulagement des populations. Et c'est dans ce cadre-là, certainement, qu'il faut comprendre cette mesure importante prise par l'État du Sénégal qui vise à baisser le coût de la vie. Alors, avec 53 milliards de francs CFA, alors qui ont été dépensés pour amoindrir le coût de la vie, avec la baisse qu'on a observée sur le prix du pain, sur le prix du riz, également sur le prix du sucre. Donc, c'est du ciment. Et donc, c'est des mesures extrêmement importantes. C'était un engagement pris par le gouvernement. C'est un engagement qui est aujourd'hui respecté par le gouvernement et que, naturellement, tout citoyen devrait également saluer cette décision-là importante du gouvernement qui vise à soulager et à donner un coup de pouce aux foyers et à donner également de l'importance à cette vision du gouvernement, cette vision du chef de l'État et cette politique du chef de l'État qui est mise en œuvre par le Premier ministre avec l'ensemble de son gouvernement. Alors nous souhaitons que cela également se poursuive et que d'autres secteurs soient touchés. Là, c'est l'arrivée du grand imam, le grand imam qui est l'autorité qui va diriger cette prière, c'est lui qui officie à cette prière, donc l'imam Alioune Moussa Samba, que nous saluons et que dès son arrivée, on va démarrer cette prière de l'Aïd el-Kébir. Ibrahima, kon imam bi moom mooy yegsi ne. waaw imam bi yegsi na mooy kilifa jumaa ji. moom bu yegsee rek daanaka day ñëw rek ñu gunge ko dalal ko mu daal di door li nga xamante ne moo di julli ji ak askan wi nga xamante ne ñoo fi teew yëpp fas yéene nag joxe ñaari raaka yi waaye nag sëñ xaali dañuy profité rek invité suñu cousin alpulaar ak joolaa yi wax leen ne bu ñu rendi seen gàtt tant que imam rendiwul. waaw ndax moom ëpp naa loolu moom ëpp naa def moom ndax ku ko rendi te imam rendiwul moom. mel na ni leneen ngay am dégg naa waaye doo amam tabaski. waaw kon nag imam xam naa ne incha allah moom mooy nga xam ne nii moo war a jiite julli gi nga xam ne nii moo doon jullik tabaski gi mbooloo mi itam ni ñu koy baaxee du fait son staff est là pour l'accueillir et le protocole est tout à fait bien organisé également pour l'imam. Machallah. Effectivement, tout un dispositif, hein, comme ils ont l'habitude à le faire depuis des années. C'est tout un dispositif qui est là pour accueillir et les notables, mais aussi l'imam de la grande mosquée qui vont l'accompagner jusqu'à l'intérieur pour pouvoir commencer cette prière comme le veut la tradition. Et ça sera un moment très important de faire des rappels, de faire un sermon qui s'articulera autour de ce qui fait l'actualité, parce que c'est en réalité ce que l'imam a l'habitude de faire. Et c'est ce que les populations attendent des imams, des sermons qui vont essayer en tout cas de rappeler aux populations, à la Oumma et à toute la Oumma musulmane que voilà les préceptes de l'islam qu'il faut rappeler à chaque fois, voilà ce qu'il faut les interdire, voilà ce qu'il faut respecter, mais aussi voilà surtout la solidarité qui est l'un des principes qui gouverne cette journée et qu'il va falloir vraiment consolider pour accompagner certaines personnes démunies. Voilà, imam Alioune Moussa Samba ñu koy ñaanal wér di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal itam mbooloo mi yëpp mu nga xam ne nii moom lu suñu borom teg ci bopp jumaa ju mag ji fii ci Ndakaaru mu wuutu fi itam ay kilifa ndax am na ñoo xam ne ku leen tudd kilifteef yi kon nag tey jii moom lu suñu borom jox cër bi mu war koo joxe te itam jiite
diis itam ndax ab cër la imaam itam di cëru suñu borom. kon loolu ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax di ci ndokkeel itam mboolem imaam yi nekk ci umma bi yëpp rawatina ñi nekk ci Sénégal yëpp. di ndokkeel itam mboolem julli yëpp mboolem kilifa yi. loolu daal xam naa ne nag moom bu yegsee rek dinañu taxawal julli gi nag. am na lu imaam. di règle sonorisation yoo xam naa mooy xaw a tagga tembe tuuti. imaam incha allah nes tuuti rek ñi nga xam ni moom moo doon julli gi ñi fa tax a teew. dinañ ko joxe ñu ci ndokkeel ñëpp ci ndokkeel réew mi ñu ngi noonu di takbir ni ñu koy baaxoo di defee buy ñëw itam ñiy sàbbal suñu borom. ndax bis bi lépp dellu ci suñu borom la bàyyi xel ndigalam li bàyyi xel sañ-sañam bi mu joxe. dañu koy joxe kon nag ndokk bañ ko nangoo ñu teewlu ji. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا julli gi ñaari rakka la rakka bu jëkk bi juróom ñaari kabbar la rakku ñaareel bi juróomi kabbar la kabbaru jóg bi bokku ci Allahu akbar 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 Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله قطا نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. Voilà, donc nous venons d'effectuer cette prière de 2 rakas, prière dirigée par l'imam Ratib Alioune Moussa Samb, prière donc à laquelle on prit part diverses autorités de la République. À la tête de ces autorités-là, le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais aussi des fidèles venus de partout pour partager ces moments de dévotion, ces moments également de grâce Ibrahima. Et sous peu, l'imam va faire son sermon, prononcer son sermon qui va faire le tour certainement de l'actualité d'ici et d'ailleurs. incha allah sëñ xaalis ni ko waxee noonu la. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي مد لنا مواعيد إحسانه وإنعامه وعاد علينا في هذه الأيام مواعيد بره وإكرامه، وخصنا بضيافة عيد السرور على تعاقب أيامه، وجعلنا من أمة سيد المرسلين المشفع يوم المحشر. أحمده وأشكره على ما أولى من جزيل النعم وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله عظيم الإفضال والكرم، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما هلل مهلل وكبر مكبر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. ولأضحي أيها الإخوة سنة مؤكدة من سنن المرسلين، فقد أوجبها بعض أئمة الإسلام على المسرين في كل عام في مثل هذه الأيام، وذلك جبرا لخاطر الفقراء والمساكين، وإحياء لذكرى التضحية على خالدة التي امتحن بها سيدنا إبراهيم على خليل حينما أمره الله في المنام أن يذبح ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وطله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن الإسلام أوجب على المسلمين أن يكونوا دائما وأبدا أقوياء في إيمانهم أعزاء في ديارهم أمناء في أداء رسالة ربهم وألزمهم بالإخاء الصادق والتعاون الوثيق فيما بينهم وحذرهم من التباغض والتناحر والتنافس والتدابر فكونوا بأحكام دينكم متمسكين وبآيات ربكم متعظين وبسيرة نبيكم وأصلافكم متأسين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والإسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بك جلتي إنا بني سانت يالا جلتي محمد صلى الله عليه وسلم ñu ngi ñaan yàlla defal ñu tawfiqul ilahi bi barakati nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mu mel ni bésu tey bi bés la boo xam ne dafa am ku ci def njàmbaar gu rëy 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 muy maam Ibrahim. lu tax mu def njàmbaar dem na ba xam kuy yàlla ci seetam ndax ba mu juddoo ay woy juróom ay jaamukatu xaram la ñu woon ñoo daan defar seeni yàlla samp ne mooy yàlla. bu nekk yaay defar sa yàlla samp si sa kër ne mooy sa yàlla te yaa ko defar. moom mu gis na loolu warul mën a nekk yàlla li nga defar ba pare samp ko ne mooy sa yàlla te soo waxee du wuyu loolu mu ne loolu mënul nekk. bi mu demee ba jëm mag yàlla génne biddéew mu gis biddéew bi rafet ci moom lool mu ne kuy daal xanaa moo war a doon yàlla. biddéew jékki-jékki suux weer feeñ gën a rëy biddéew mu ne kii de moo gën a rëy kon di kii moo war a doon yàlla. ñu jékki-jékki weer dem yoonam jant ñëw ak ku tàngaayam mu ne kon kee war a doon yàlla yaax tàngaayam mu réew wi de mu jékki-jékki suux ci biir géej gi. mu ne ñii ñëpp kenn mënu cee nekk yàlla kon daal yàlla mooy ki nga xamee ne moo amal yii yëpp kii amal yii yëpp mooy yàlla. maam Ibrahim noonu la gëmee yàlla. yàlla jël ko def ko mu doon xarit. xarit nag dafa bari ay façon te wuute mais bii nga xamee ne moom la ñu tudd alxalil ñaari nit rek la ko yàlla defal ci àddina yépp. maam Adama jur ñëpp mais amu ko. maam Adama mooy jur ñëpp mais doonul xalil. ñaar rek ñoo doon xalil ci àddina bi kanax kan la maam Ibrahim ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñaar rek ñooy xalil. lu tax parce que ñoom ñaar ñooy ñaan ñi nga xamee ne ñoo fees dell seen xol dara feesu dara newu ca lu dul yàlla kese. ku sa yàlla ku nekk koo xam ne sa xol yàlla kese moo ci nekk yaay mën a nekk xalil te ñoom ñaar rek la yàlla defal loolu. koo wax keneen ku dul ñoom rek ñaar yi nga am qualité ak défaut. kuy dox ci kaw suuf rek ci kaw suuf ñaar yooyu nga amee ñun ñi ñëpp moom lu ñu amee bu positif ak mu négatif. lu tax parce que dañu fi indi pour liggéey looñu te yàlla li mu bëgg mooy lu nit nekk lu mu mën a doon rek mu gis seen yàlla la. te nag loolu fekk amul ak njullit des na. te nag ay jullit yàlla li mu leen sant mooy ñu soppante bëggante wóolunte jàppante ci seen diine di dimbalante di sagalante di suturaalante. waaye ku tudde jullit warul am sañ-sañ di wax ci moroomu jullitam lu ñaaw. ku ko def rek war nañ la seet xam ne dese nga lu bare parce que li salaati maahiyatun
as-salaatu tanha anil faxsaa'i wal munkar lu salte lu ñaaw lu beggandi luy dindi seen personnalité luy dindi seen dignité luy tax fu ngeen waxee ñu ne cam julli da koy tere. te gis nga képp kuy wooye boppam jullit te lu ko neex def doonagul jullit parce que jullit daf lay sang ba nga set wecc bu la sangee ba nga set wecc ngay am taqwallah ragal yàlla ku ragal yàlla jomb nit feex ragalul yàlla du jomb dara lu ko neex def. moo tax gis ngeen réew mi ñu tudd Cap-Vert réew mu yéeme la parce que dafa am ñaar yoo xam ne moom la nit ñiy tiitaroo te moom moo ko yore bu njëkk bi mooy ban koo wax rek mu ne gor laa te gor kenn waru ko tiitaroo lu tax parce que gor gi defu ci dara ñaari gor a ko jur rek mu doon gor kon lan la defu ci dara li ñuy tiitaroo mooy gore gore ku ne yaa koy defal sa bopp yaay am loo bëgg yaay am looy bañ ci bëgg ak bañ ci la nit di demee ba gore moo tax ndakaaru gi boo ko xoolee am na ñaar boo bëggee dem ngor te amuloo paas jëlal corniche boo jëlee corniche bi boot say loxo di nga yegg ngor dox ba yegg ngor mën na nekk mais kenn mënula dox dem gore wala déet gore kenn du dox dem fa da ngay mën a feey wala nga am gaal soo ko mën a dem gore te gore lañu soxla ci nit su nit goree rek jomb bu nit goree jomb maam Ibrahima nag yàlla da ko nattu di mu ko nattee mooy lan bi nga xamee ne bi guddeex bëccëg subax ngoon yàlla ñaan rek lay ñaan yàlla may ma yàlla may ma doom yàlla may ma doom ju baax yàlla may ma doom ju baax dem ba am 96 ans man amuloo doom yàlla may ko doom ji dem ba am fukki at ak juróom benn ak juróom-ñaar commencé am njariñ ci way juróom way jur wi fonk ko lool bëgg ko lool yàlla seet ndax digganteem ak xaritam dafa yàqoom déet yàlla doon seet de maam Ibrahima dañ ko doon nattu liñ ko doon nattu mooy lan digganteem ak yàlla na mu meloon Ibrahima dugal nañ ko ci taal ay baayam ak yooyu ñoo ko doon lakk yàlla na safari yaa naari kuuni bardan wa salaaman yàlla wax loolu safaroo tàkk ba jeex fenti limul ci moom Ibrahima moomu nag moom la yàlla doon seet ndax digganteem ak moom dafa yàqu ndax seen doomam jéem déet Ibrahima tëdd yàlla na ko reyal ma sa doom ji mu ne lii daal defe naa gént la rek li gént kese la daal te daal géntaat ko yàlla na ko reyal ma sa doom ji muy ñaari yoon mu ne lii daal defe naa gént la rek bu ñetteel bi nag mu xam ne nag yonante du génte yàllaay wax ak moom mu wax ak doomam ne ko yàlla nee na naa la rey bu doon suñu jamono yi suñu doom yi ko si waxoon mu ne waaye paa bi kañ la dof suñu jamono yi ku ci waxoon loolu sa doom mu ne paa bi kañ la paagal nee na yàlla nee na ma rek ana yàlla mi ko wax mu rey ma mu tëdd nelaw ba biiram fees rek mu yeewu rek naan ma yàlla nee na ma rey ko loolu la ñuy wax même kële Ismaïl ba ko papa ji waxee la mu ko wax la mu ko tonto mooy defal liñ la sante te nga fexe ba may rey yeew ma bu baax bu duma mën a weexu te nga fexe ba say yére bañ a tax a deret boo demee tamit nga wax sama yaay mu muñ te xam ne li xew du moom du yow du man yàlla la moo ko santaane def nañ ko mu muñ te yàlla tax bi góor gi ren di jooy yu méttee métti day jooy ron nga ñuy sotteeku ci kaw xale bi muñ mais góor gi dawal paaka bi mënul dara yàlla xam ne nag la mu doon seet ci digganteem ak xaritam ba tey looloo nga fi lan la xaritoo ku dëggu koo xamee ne kii xolam yàlla kese moo ci nekk yàlla ne ko dama la doon nattu rek dama la doon nattoo gis naa ne yaa nga ca ba tey naa nga meloon ak man ba tey noonu nga mel ak man indil naa la xar rendi loolu mooy indi tabaski nii kon loolu li ñu ciy won toujours dañu bëgg suñuy doom yi xam ne seeni waajur dañ leen war a fonk doom dafa war a fonk waajur bu demee ba yor kër gi sax
ndànk la war a wax ndànk la war a jëfe léppam ndànk la war a doon wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman waxfid lahuma janaha dulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira loolu la yàlla sant doom ci way juram doo wax ci kaw ndànk ngay wax yaay joxe dund yaay def lépp mais amuloo droit wax ak sa papa di xuural baat di wax ak sa yaay di xuural baat ñeene lan lay war ñu ne la nga xamee ne noonu lañ la daan def ba nga nekkee ndaw doon liir feebar ñuy sonn ci yow ngay jàng lu ne ñu jënd ngir nga mën a def nangam loola la la yàlla wax ne foo boo demee ñoom ba màgget yow doom ñaan ma man yàlla ci sa wayjur bu góor ñaan ma man yàlla ci sa wayjur bu jigéen moo tax man fu nit génnee àddina woo ma ne ma sama yaay ji dama bëgg nga julleel ma ko te mën a jullee sa yaay dama naan la jullee ko mu dem aljana ku mën a jullee sa wayjur wu dee soo koy jullee muy dem aljana te nag jot na ñu xam ne réew mi ñun ñii ñoo ko bokk ñoo ko moom te kenn mënu ko defar ñun ñii ñoo ko mun defar te kenn mënu koo defar te jubboowuñu pour ñu mën defar réew mi foog dañu war a jubboo te gis nga man mi bu yàlla defoon tey ma ne ñu def ma nekk ñu ne maay président réew mi comme ni El Hadji toog ni doone président kon xam nga li may jëkk a def mooy damay fexe ba région bu nekk buñ fay nommé gouverneur ba fa lay fekk baax man su ma yoroon réew mi région bu nekk gouverneur ba fa lay fekk baax moom mooy defar équipe bay yor dëkk ba état lan lay nekk superviseur ku ne mu jox la sa wàll di xool ndax ñu ngi liggéey wala déet réew mi bari na ay milliardaires yu fi nekk dëkkuñu Ndakaaru est-ce que defar nañu fa ñu dëkk te nag ñi am xaalis ñoo war a dem jox seeni mbokk xaalis ñu liggéey parce que fii luñ fi ji mu nangu tubaab yi ñoo ñu daan fonto dëkk bu nekk ñu naan la yéen lii ngeen war a béy yéen lii ngeen war a béy dem ci ñeeni leen yéen lii ngeen war a béy yéen lii ngeen leen war a béy suuf si suufu yàlla la yàlla moo ko moom te mooy taw te moo xam lan lay def ci suufam pour lii nit ñi ña fa nekk dund parce que yàlla du ñu tooñ benn yoon mooy wàcc taw lu ñu ji mu saxal ko te lu nekk mën na ñor ci réew mi parce que jaamukati yàlla rek ñoo fi nekk réew moo xam ne dañuy ñaaw yàlla lu ñu ñaan yàlla nangu kon képp koo xamee ni da nga fi nekk li la war mooy nga jox sa moroom mi nga xamee ne daf ne jullit la comme yow loxo ñu soppante bëggante wóolunte yéenante di sagalante di suturalante am équipe bu solide pour mën a defar réew mi mais réew mi bu fekkee ne coow rek la ñuy def de du dem de te dinaay wax toujours ne leen xaalis du defar kenn xaalis alxaalisu baatu arab la alxaalis mooy lu sell ñu ne xaalis dafa sell du tricher fu mu dem ci ku mu nekk bu ñëwee ci yow la mu la fekkal rek la lay dollil xaalis ku mu ñëw ci yow la mu la fekkal la lay dollil su la fekkee nga gën fi mu yokk sa gën su la fekkee nga nay mu yokk sa nay kenn mësul gis sulaar buy maye xaalis day ñëw na ñëpp mandi leen ñëpp mandi mu fay mais du may kenn xaalis kon xaalis du soppi kenn li mu fekk ci nit ki rek la koy dolli kon li ñu war mooy ñu jéem a baax ba pare soo ko xam na la ñuy jariñoo loolu lu fi mën a nekk di alal suñu baaxulee jubboowuñu dafa ñu nekk ñu benn du ñu mën a dem fenn yàlla dafa wax ne taawanu alal birri wa taqwa ak taawun alal birri wa taqwa mooy tax ñu mën a yegg fi ñu jëm suñ ko defee yegg fi ñu jëm suñ ko deful du ñu dem fenn soppante bëggante wóolunte yéenante di sagalante di suturalante nekk équipe benn loolu mooy li ñu xamee ne moo ñu mën a defal ñu am li ñu bëgg bu alal na gàññe te jubboo ñu du ñu amal benn njariñ kon nañu fexe ñu jubboo soppante bëggante wóolunte yéenante di sagalante di suturalante xam ne ay jullit lañu te jullit li ko war mooy ku gise mu gise moroomu jullitam bëgg ko moo tax ñu indi jàkk yi bu àjjuma ñu ne tëj leen jàkk yi dem leen ci jumaa ji bu jumaa di ñuy dem ci jumaa ji jumaa ba màkk de jot ñu ne ñuy am paasu màkk ñëpp dem leen màkk su ngeen demee chinois yak
américain yak ñu nekk ngeen fay fekk yéen ak ñoom yéenay bokk lu ngeen wax yéenay bokk ngeen lu ngeen dañuy wodd ngeen wodd ngeen di labbayk ñuy labbayk ngeen di julli ñuy julli kon ñu gis ne yàlla li mu soxla ci jullit solidarité ak sociale ñaar yi rek lañ ci soxlawuñ ci leneen te nag solidarité ak sociale pour mu mun a am foog nit ñi jubboo kon ñi nga xamee ne ñoom la yàlla dénk ñu yoral ñu yàlla defal leen tawfiq parce que bi élection ñëwagul ñu nit ñi li ñuy ñaan dañ doon wax ne ñii gën ci dëkk bi yàlla jox leen ñu yoral ñu dëkk bi kon ñi ko jox ñooy ñi gën kon nag ñëpp nañ leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq te nag ñoom ñu fexe xam ne bennoo moo leen war ci seen biir waruñu réeroo ci lenn waaw waruñu réeroo ci lenn suñu réeroo ci lenn rek musiba am yàlla defal leen tawfiq ba réeroo do am lu ñu bëgg ci ñoom yàlla defal ñu ko barkati nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu def ñaan salaatul fatiha salaatul fatihi yaa ngi may jox kayit de waaw directeur de cabinet président de la république ñu ne ñu ñaanal ko directeur de cabinet ministre des forces armées ak ministre de l'économie waaw kooku de mot na ñaanal moo yor xaalis bi yëpp yal na yàlla jàppale ko gouverneur bu Dakar waaw kooku tamit ku baax la maire Plateau waaw ñoom foofu mooy suñu quartier yal na yàlla jàppale suñu maire parce que mu ngi def lu baax a baax ca mairie bi waaye la muy def doyuñu dañu bëgg mu dolli parce que mairie ba ñoo ko moom ñun waa Plateau kon nag maire dollil te bu tam xarit jotee yooyu ngay joxe ci penc yi na nga ko indi benn fii maire bu tam xarit jotee li ngay joxe ci penc yi na nga indi benn fii ci yow la bokk dégg nga voilà xale yi wax naa loolu ah ambassadeurs yi bu Maroc ñii ay sénégalais lañu ñun bu ñu demee Maroc ay sénégalais ay marocains lañ ñoom bu ñëwee fi ay sénégalais lañu yal na yàlla defal ñu tawfiq li ñu bëgg ci ñoom yàlla defal ñu ko yàlla mën na ko sañ na ko yàlla defal ñu ko barakati nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama xarit jërëjëf waaw kay Cheikh Tidiane Gadio kii moom yàlla moo ñu boole booba ay xale lañu ba léegi yal na yàlla yàggalal ñu ko maa ngi wax sa doom ji ne ko na jàppaat sama taaw comme ni mu mel ci ni nga mel ci man mu mel ko moom noonu parce que loolu am solo la wax naa ko institut islamique ambassade Palestine mu ngi fii yal na yàlla defal leen tawfiq ñoom tam collectivité lébu nag président seet siwu leen ba tey seeti nga ñëpp mais ñun collectivité lébu seet seeguloo ñu yaa ngi julli si nag suñu juma mais seet seeguloo ñu te nag war nga ñu seet si parce que ñun ñooy bunte bi wa atul buyuuta min abwaabihaa kuy dugg ci kër da ngay jaari ca bunte ba ñun ñooy bunte bi sëriñ sëpp seeti nañ leen mais ñun kenn gisaguñu la te nag war nga ñu seet si ñun collectivité lébu parce que gouvernement la ñu yor boo xamee ne bi bañ koy am booba indépendance amul te France ñoo xool ba gis ne ñun gouvernement la ñu yor ñu tudd ñu république lébu te booba France amul république sëriñ Ndakaaru moo toog noonu si sa wet si sa loxo càmmoñ dignitaires yëpp ñu ngi fii man mii ci dignitaires yi laa bokk maay imam maay xaadi te gouvernement bi juróom-ñaari nit lañu kon loolu na ngeen ci bàyyi xel ñi nekk ci jàkk ji ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant yal na yàlla defal ñu tawfiqul ilah institut islamique ñun ñooy seeni kilifa ñoo leen dénk li ñu yor institut bi état moomu ko ñun ñoo ko moom ñun collectivité lébu ku fay nekk ñoo la fay teg kon ñu ñaan ñu rendi ji xar mi président wax li muy wax ñu rendi ji suñuy xar yal na yàlla may ñu yàgg fekk yàgg tal yal na yàlla may ñu yàgg fekk yàgg tal yàlla defal ñu tawfiqul ilaahi lu ñu bëgg rek yàlla mënal ñu ko
président loo bëgg rek yal na yàlla jàppal leen si nga mën ko yaag si équipe bi nga àndal yàlla mën na loolu sañ na ko yal na yàlla defal la ko bi barakati nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon fatiha salatul fatihi kursi qul wallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas salatul fatihi bismillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين وجهت وجهي إليكم منتهى من تغفر لنا معته من زلل يا رب حادي فلا أخفى عليك علي لم تخف فيك قلوب صاحب الأزل ببابك الأعظم المفتوح يدخله كل أتاك فإن لم يدخل اليمل توصلي ربنا مولاي سل على خير البراء من التفسير والجمل سيدنا أحمد المحمود سافئنا حاوي الفضائل أمس وأمثل الناصر الحق بالحق المؤيد بنصر قوي بدين فاق بالملل وأنه المرشد الهادي الصفي إلى صراطك المستقيم وبه الخلل ثم على يا ربنا حق قدره المقدار العظيم بحق ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ما رزقهم ينفقون والذين يوم أنزل إليهم قالوا يقيمون أولئك على هدى من ربهم أولئك المفلحون جعلنا الله من المفلحين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما حفظنا الله حفظنا الله حفظنا الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذين قد ظهرك ورفعناكم مكانا عليا 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 قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق نفحت حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس في دون من هب لنا الشفاء من جملة الأمراض الظاهرة والباطنة واسق لنا سقيا فلا يكون بعدنا الظمأ يا معين أنت الموافي للورى والصافي غيرك لا يشفي ولا يعاف أنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وإلى كل خير سبيلا بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كانت كفايتنا أمشي القاف حمايتنا فسيكفينا الله والأمين سيدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره من العظيم اللهم أنترنا بدعائك وعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا 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 كما وعدتنا يا ذا الفجر يلا يلا ننگ يلا يلا ننگ يلا يلا ننگ يلا يلا defal ñu tawfiq lillahi barkat nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous venons donc de suivre très respectueusement le sermon de l'imam Alioune Moussa Samb, un sermon qui est revenu sur le sens et la signification de cette prière, de cette fête de l'Aïd el-Kébir, sermon donc qui nous a rappelé que cette fête, son symbole, c'est l'acte de sacrifice du prophète Ibrahim qui devait immoler, qui devait donc tuer son fils parce qu'il l'a vu en rêve. C'était une instruction du Tout-Puissant. C'est par la suite que l'ange Gabriel lui a subrepticement amené un gros bélier qui remplaça naturellement son fils. Donc c'est le Tout-Puissant, quand il le fait, comme l'a dit Imam, c'est pour juger et c'est pour voir combien Ibrahim était sincère. La sincérité donc d'Ibrahim était mise à l'épreuve et par la volonté de Dieu. Alors ce mouton-là est venu pour remplacer Ismaïl qui devait être tué par son père Ibrahim. Donc c'est des symboles de respect, de considération, de fidélité, de déférence, de soumission, mais aussi de subordination. C'est donc des qualités que nous a rappelé l'imam. L'imam rappelle aussi qu'il faut une entente parfaite dans notre pays. Il faut qu'il y ait de la cohésion, il faut qu'on évite les débats de bas étage, des débats stériles, ces polémiques qui ne font que niveler par le bas. L'imam nous demanda par la suite de sublimer
le travail de sublimer, l'abnégation, d'enjoliver les rapports et d'éviter d'enjoliver ces rapports qui nous permettent alors d'éviter alors les pièges de l'argent, parce que l'argent est là, comme on le dit, khalis saytan là, et il faut éviter donc le piège, le pouvoir de l'argent. L'imam également nous demande de mettre à profit ce jour de fête pour huiler nos relations, pour cultiver davantage cette entente, cette concorde et cet amour du prochain. Donc voilà, Ibrahima, des qualités que nous a rappelé l'imam qui a prié pour le gouvernement, pour le chef de l'État, parce que, dit-il, le succès de ce gouvernement-là, c'est le succès du Sénégal, et qu'il faut pour bien bénéficier de cette manne que le pétrole, le gaz et autres, il nous faut qu'en lame de fond cette cohésion-là. Et que là, c'est l'acte tant attendu également, le sacrifice d'Ibrahim qu'on est en train de perpétuer en immolant ces béliers de l'imam. Et il rappelait tout à l'heure, il faut qu'on fasse preuve de patience et ne pas immoler avant l'imam, parce que ce serait autre chose, Ibrahima. C'est autre chose, day mel ni ne medd dañuy faral di wax naan boo rendee avant imam bi yow yàpp rek nga am kon nag day laaj patience boobu ni nga ko fàttalee ñëw nga ci vraiment sermon bu am solo bi nga xamante ni imam def na ko mu daal di ñëw ci poñ yu bëri ñëw ci ki nga xamante ni moo di yonent Yàlla Ibrahim nga xamante ni il fait partie des prophètes yi les mieux éprouvés de l'islam ndaxte nga am sa doom balaa nga koy am nga nekk ko nga am ay at yu bëri nga am doom boobu voilà donc président mu ngi nii di xaar imam daal di def sacrifice bi ngir mu def discours bi nga xamante ne moom lay amal saa su nekk gannaaw julli. discours ndokkeel la ak discours ziyaarent ak discours balante ak ndax imam nag kon mi ngi nii incha allah xaar mi moom lañu lewetal noonu kon nag mboolem ñi nga xam ne ni ñoo fi jullee see nag am nañu sañ-sañu nag dem daa ko lewetal seen gàtt ni ñu koy baaxoo di defee itam nes tuuti incha allah njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye dina am bataaxal dina am kàddu yu ndokkeel kàddu yu siyaar kàddu yi balonte ak ni mu ko waxee woon itam ci korité tey mu doon duñuy jàpp lool mu ne ñi mu tooñ ak ñi mu tooñagul ñëpp loolu nag déggin bu kawe ndax ak tooñ mënta ñàkk ndax ab doomu aadama moo matadi te ay jaam lañu te loole nag bokk na ci xam ne lott nga ci ñàkk mën a tooñ ndeem nag ñàkk mën a tooñ moom ala kulli alil kenn mënu koo am kon nag fokk ñuy baamtu ak itam di sax li tubaab di wax anticiper di njalbeenu li nga xam ne dañ koo defagut ndax loolu day ngëneel loolu nag bokk na ci xam ne ku jiite itam ak ka ñu jiital ñu bokk itam ñoo bokk dëkk bi bokk réew mi bokk liggéey bi te ku nekk bëgg lu baax te lu baax jafe nañu bokk ci itam tàmbali ba te itam am ci yàqin am ci yéene am itam ak bëgg loolu rek moo am solo loolu dafa doon loo xam ne lu ma jàppoon la ci korite gi ñi ma tooñ ak ñi ma tooñagul ñëpp ndax ak tooñ munta ñàkk donte kenn du ko def ci tayef waaye nag mbin doomu aadama moom la suñu borom moo ñaaleel ak matadi kon nag bu ñu amee itam xam googu am ci yàqin jooju waaye itam am itam bëgg nekkat saa su ne ñuy jéggalu moo waral ñuy war di baamtu lool istixfaar ni ko imaam yi di waxee waaye suñu digganteeg doomu aadama itam luñ ci mën rek di tuuba ko jéggalu nag di toroxlu loolu suñu borom mi nga xam ne moo sàkk doomu aadama sàkk ñu itam te lu mbind yëpp moo gën cee fonk doomu aadama mën nañoo defal tawfeex ci lu ni nga ko waxee noonu ñàkk motadi boobu j'espère que ci sermon am sax imaam bi dellu si na si ak suñu maam yonent Yàlla Ibrahim bi nga xamante ne bi mu nekkee ci yoonu tarbiyu boobu nga xamante ne mu ngi doon wër dëgg-dëgg boromam ndax moom dafa teel a jeex si boromam lu génn rek mu ne xaasaara bi lu génn rek biddéew bi mu ne xaasaara bi lii xaasaara bi bu mu demee nag ba gis ne lépp fenk na mu ne dëgg-dëgg ki amal lii yëpp mooy suñu borom kon nag comme ni nga ko waxee rek président mu ngi naan ñi ma tooñ ak ñi ma tooñagul kon loolu da ngay gis ne même ci marketing social bu lay jàngal les différentes étapes de changement de comportement man fa la may yóbbu c'est-à-dire prise de conscience bi nga xamante ne yow xam nga ne motoo te yàlla def ñu bind si motadi dans une imperfection totale la ñu yàlla bind waaye motadi boobu nag bu fekkee ne yow doylu nga sa borom xam ne jaam rek nga ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yoon yi koy yàlla tudd yëpp bi mu koy rañaanee jaam la ko woo bi mu koy jox arfaan jaam la ko woo kon nag mel na ni ñi ngi tàmbali waxtaan ñi ngi koy laaj bi jullit yi rawatina sénégalais yi salaamaaleykum wa rahmatullah
maa ngi doore di ndokkale ñëpp gannaaw bi mu leen nuyu sénégalais yëpp ak fépp fu ñu mën a jullee ñu julli démb ak ñu julli tey yëpp di leen ndokkale di leen baalu xaq di leen baal xaq ci bés bu tedd bi di leen masaw tamit ci xat-xat yeeg jafe-jafe yi nga xamante ne li bés bi àndal moo ko waral di jàngat rek ne bés la boo xam ne lum ñuy jàngal bëri na ma bëgg cee jukki yenn rek yoo xam ne xëy na buñ ci taxawee mën na am foo xamante ne mën na fa yóbbu réew mi ci yombalal jaam yi fi nekk seen dundin mu bokk ci li ñuy wax jàppalante muy solidarité bés la boo xamante ne sénégalais yi macha allah alhamdulilah rabil alamin liñ ciy jàppalante bëri na trop te xëy na luñ ci def rek lu ñu war a xeeb la te dara tuutiwu ci tamit ndax jàppalante googu moo tax bés bi di oyof ci ay borom kër yu bari ci xat-xat yu ñuy am pour am loo xamante ne xëy na ku ko amul rek te bés ki mën na doon tiis ci yow sa digganteeg sa borom mais surtout sa digganteeg sa njaboot yu xar yi bés la boo xamante ne tamit mën nañ ci jàngate dégg gi waral yàlla ne kenn tëralal sa doom rey mu déggal ko ba bëgg ko def dégg googu nag buñ ko misaalee ci réew topp la ci li nga xamante ne moo ñu tënk muy loi mu doon loo xam ne bu ci ñëpp tënkoo bu dee loi baax na xëy na ni ñu dundee dina gën a yomb te dina gën a jag ci ku ne te dina ànd ak sécurité bi ñëpp soxla pour dund ci afi ci dëkk bi bu loi desee jag nag ñu gën ko jagal waaye ñu topp ko ba tey ak ci fànn wu mënti nekk bés la boo xamante ne tamit mën nañ ci jàngee yërmande ci koo xamante ne yàlla dogal na ba ñu tëral ko yàlla ne taxaw leen ndax bu defal woon loolu kon mën na doon mettit ci moom waaye mën na doon mettit ci ñi nga xamante ne ñoom lay doon sarti ci ñoom ñu war ko wàccoo yërmande googu nag nguur gi moo ko amel ko askan wi ci fànn yëpp nag ci nu mu leen gën a mën a yombalalee seen dund rek incha allah rabbi dinañ ci taxaw bu baax a baax loolu moo waral ni jamono métier yëpp ñëpp xam lu ñuy wax conjoncture internationale maanaam mu am loo xamante ne ay jafe-jafe la am ci bitim réew waaye mu am nu mu ñuy sonalee fii rawatina ci liy seeral dund gi di ko jafeel liñ ci ñëw bi ñu ñëwee liñ ci fekk tar na trop ñëpp xam nañ ko waaye def nañu suñu kéemtalaay kàttan ba wane sénégalais yi ne ñun fu ñu toog suñu xel ak suñu xol yëpp ci ñoom la nekk ñuy xool ay pexe di ko nas guddeeg bëccëg suba ak ngoon pour xool naka lañu leen yombalee dund gi ci anam wu ne kon loolu moo tax ba wàññi yi am te ci pexe yi ñu nekk wéyal di nas am nañ yaakaar bu baax a baax ne bu ñu demee ba ci kanam incha allah rabbil yeneen dina amati di ndokkale ñëpp ñi nga xamante ne taxawee nañu fu ne pour sénégalais yi mën a dem ci nu mu gën a yombee fekk ji seen njaboot am lu ñuy yóbbaale kon bés la boo xamante ne sant yàlla moo ñu ci war bu baax a baax surtout ren gii nga xam ne macha allah alhamdulilah rabil alamin fekk na jàmm am na ci réew mi dal am na ci réew mi juboo am na ci réew mi ñuy góorgóorlu nag ci juboo di waxtaanee réew mi tamit ci lépp loo xamante ne jàpp nañ ne ab coppite la ñu war ko tëral ci réew mi loolu moo waraloon bu ñu jàppee ne yoon mooy li ñu war a njëkk a jooyante ci réew mi dañoo woote waxtaan ne kaay leen ñu xool naka la ñuy tëralaatee suñu réew ci wàllum yoon ba buñ ko doxalee ñëpp nangu ne lu ñu la mënti teg li nga xam ne yoon moo la teg lii waaye kenn tegula ko noonu lañ ko fas yéene wéyalee ci yeneen ñi nga xamante ne mënta ñàkk ñu waxtaane ci askan wi ndax lu ñu yore dénkaane la rek am na ñu ko yoroon avant ñun ñoo ko yor fu mu toll nii di ko doxal bu ñu demee tamit ñeneen dañ ko yor
kon loolu laa bëggoon rek dénk Sénégal yi delluwaat baalu xaq baal ñëpp xaq te ñaan yàlla tamit mu may ñu fekke waat at yu bëri moo nag tawfeex ak taysiir ak yokkute ak wér-gu-yaram incha allah rabbi salaamaaleykum wa rahmatullah. Excellence, la fête de la Tabaski symbolise le sacrifice, mais aussi la soumission en ce jour saint. Quel est le message que vous voulez faire parvenir aux Sénégalais? Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des fidèles musulmans du Sénégal et de la Oumma. Avoir une pensée pour tous ceux qui l'ont célébré avec nous l'année dernière, mais qui ne sont plus de ce monde. Et prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur réserve de clémence et miséricorde et les accueille dans son paradis le plus élevé. La fête d'aujourd'hui est une fête du sacrifice, vous l'avez dit. C'est une fête aussi de la soumission. Ce sens du sacrifice, les Sénégalais l'ont démontré à multiples occasions pour donner corps à ce qui nous vaut la fierté et la satisfaction de tous les Sénégalais en nous-mêmes, mais vis-à-vis du monde entier, à savoir la démocratie, la République du Sénégal avec ses valeurs démocratiques et républicaines. Nous en rendons grâce à Dieu. C'est une fête aussi de soumission. Soumission à la recommandation divine qui peut être mise en parallèle à la soumission à la loi qui nous régit tous, qui, quand elle est juste, elle doit faire l'objet d'une application universelle, sans distinction d'aucune sorte. Si elle est inadaptée, elle doit être réadaptée pour qu'on puisse continuer à s'y conformer, parce que c'est la garantie de la sérénité et de la tranquillité sans laquelle la vie en société peut être extrêmement compliquée. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu, demandons pardon à tous les fidèles, à toute la communauté islamique du Sénégal et du monde entier, et accordons aussi notre pardon à tous ceux qui nous ont offensés, qu'ils l'aient fait volontairement et involontairement. Je voudrais profiter de cette occasion pour magnifier l'élan de solidarité traditionnelle qui gouverne les rapports de la communauté sénégalaise ici et dans la diaspora, et continuer à encourager les uns et les autres à perpétuer cet esprit et cette solidarité agissante envers les frères et les sœurs, qu'ils soient de notre communauté ou même d'autres communautés. Cette solidarité soulage beaucoup de pères de famille en ces périodes de grande angoisse par rapport à l'obligation divine qui leur est prescrite, mais aussi par rapport à leurs familles qui les attendent, surtout avec beaucoup d'obligations en cette période. Voilà pourquoi il n'y a pas de petits actes. Il n'y a pas d'actes qui soient aussi d'une grandeur telle qu'on ne puisse pas en mesurer la portée. L'important, c'est que les uns et les autres comprennent à quel point la solidarité agissante dans la fraternité renouvelée peut être gage d'un soulagement de ces pères de famille qui ont énormément de mal souvent à accomplir ces rituels abrahamiques. Et dire toute ma satisfaction par rapport au climat social qui prévaut dans ce pays aujourd'hui, qui est un climat de paix, un climat de sérénité, un climat de concorde et de cohésion nationale, que nous nous engageons à travailler ardemment à perpétuer et à pérenniser dans le pays. Voilà pourquoi, quelle qu'en soit l'occasion, quand nous pensons que des réformes doivent avoir lieu, nous en profitons pour ouvrir des discussions afin que chaque idée puisse être retenue et chaque opinion puisse être exprimée pour nous garantir la meilleure voie à prendre pour nous assurer des objectifs que nous voulons atteindre. Nous rendons grâce à Dieu que cette Tabaski 2024 corresponde à l'exploitation du pétrole et du gaz avec le first oil que nous avons reçu. Nous en rendons grâce à Dieu et rendons hommage à tous ceux qui, avant nous, ont travaillé pour aboutir à ces résultats, et nous nous engageons à garantir la bonne administration de ces ressources pétrolières et gazières au profit
du peuple sénégalais. Je voudrais aussi inviter les Sénégalais à perpétuer l'élan d'action commune, particulièrement pour ce qui est du Set Setal que nous n'avons pas institué, certes, mais que nous avons recommencé et que nous entendons surtout pérenniser. Nous avons dit que le défi, c'est le défi de la pérennisation. Le premier samedi du mois de juillet, il y aura un autre Set Setal national. Mais avant cette date, nous savons à quel point il y a beaucoup de déchets à l'occasion de la Tabaski. Nous invitons les Sénégalais, où qu'ils soient, à penser à bien nettoyer pour que le Sénégal, des villes comme des campagnes, garde la propreté que nous avons contribué à lui redonner il y a de cela quelque temps. Je voudrais enfin renouveler ma demande de pardon auprès de tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora et rappeler et accorder à nouveau mon pardon à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora et dire mes prières pour un Sénégal prospère, pour un Sénégal juste, pour un Sénégal de cohésion. Salam alaikum wa rahmatullah. jërëjëf kon nag dégg ngeen discours bi nga xamante ne son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye def na ko comme ni mu koy defee saa su ne ci Korité bi defoon na ko addu ci li nga xamante ne moo soxal jamono ji réew mi tey tamit mu dellu si daal di ñëw ci ay poñ yu bëri ci yooyu nag mu ñëwaat ci li nga xamante ne mooy symbolique tabaski bi di soumission bi nga xamante ne moom la ko définiré ak li nga xamante ne moo di solidarité bi nga xamante ne moo war a dox ci digganteeg jullit yi rawatina ñi nga xamante ne ñoo di néew si doole yi nga xamante ne saa su nekk rek tey war nañ leen taxawu ba fi nga xamante ne ñeneen ñi nga xamante ne yàlla may na leen amaan na ñu am lu ñu jëndee gàtt sol seen doom yére ñoom tamit ñu fóotee foofu sëñ xaalis dañuy faral di wax ne Sénégal y a des milliardaires waaye tey bu fekkee ne am na milliardaires yoo xamante ne bu ñu doon jënd ay gétt kon yaakaar naa ne ñëpp ñi nga xamante ne seen loxol jotu seen gannaaw dina leen jàppale ci li nga xamante ne moo di la fête du sacrifice nga xamante ne tey loo am yére te amoo xar daanaka amoo dara kon nag président mu ngi noonu di saafonteeg ñi nga xamante ne mooy le corps diplomatique lii nag day mel ni le royaume chérifien la may nirool ñooñee nag dañoo am cër fii justement kon nag muy loo xamante ne nag tradition bien respectée la tey jii ku xam royaume bu Maroc ak réewum Sénégal nga xam ne lu yàgg la fi ñu nekk nii doon na li koy symboliser parce que ci collaboration boobu la ñu amal grande mosquée bu Ndakaaru kon nag loolee nag dafa am solo muy loo xamante ne nag sëñ xaali saa su nekk dafa rafet ñu koy fàttali. noonu nga ko waxee nga xam nga ne dañu nekk bis boo xam ne ni bisu ndokkalante la moo waral bu njiiti réew mi di saafonte kilifa yooyu day doon loo xam ne lu yella la lu rafet la lu jara bàyyi xel la ndax taarix la démb tey soog a ñëw te itam dañu koy dundal ndax njiiti réew mi ko waxee dana réew mi kat doon am réew moo xam ne fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi am nañu ñu jiitu suñ borom itam dénkoon leen cër tey ñu jox ñu cër ëllëg itam ñeneen dañuy joxel cër boobu loolu di mandargaal ne kat lu ci nekk rek war nañ ci mën a boole ak maandu ak itam xool ci suñ borom njiitu réew mi nag fi mu nekk nii mi ngi yeewee ko gannaaw ba muy ñëwee itam teewee julli gi mi ngi tàggoonte nii ak kilifa nga xam ne nii itam kenn la ci ay jëwriñam ñu bokk liggéey bi su ma juumul c'est le MFA ministre des forces armées le général Birame Diop ak yeneen kilifa yi nga xam ne nii itam ñëw nañu fi teewee li nga xam ne nii moom moo doon jullik tabaski gi ak yeneen kilifa yi nga xam ne itam dem nañ ci yeneen barab yi itam jullee ko foofee ngir itam teewal fa réew mi teewal fa nguur gi teewal fa itam état bi ni ñu koy baaxoo di def ndax lii mooy Sénégal le spirituel et le temporel ont toujours cheminé ensemble et que l'un ne peut pas aller sans l'autre donc il est bon de le comprendre de vivre cela de magnifier cela et de sublimer cela parce que c'est ça le ciment de notre nation et c'est ça également qui nous a toujours valu alors ce succès-là que nous avons toujours connu et nous en remercions immensément Allah subhanahu wa ta'ala donc Ibrahima xam nga ne la njiitu réew mi ni ma ko waxee rek gannaaw ba mu njaane njéggal ci askan wi jéggalu askan wi fàttali ni itam ne loo gis nag dafa am jàngat buñ ci war a am ndax bu ñu waxee julli tabaski nekkul ne feetu dem xéewloo ndawal gi la rek
waaye nag war nañoo xam lan moo tax ñuy julli tabaski lan moo tax ñuy amal lii mooy ndigal loo xam ne nii suñu borom da koo jox suñu maam Ibrahima ba noppi nag imaam wax na ko di natt ab xolam ndax lii wër na ci moom bala daa si il a jaugé la sincérité et le niveau de fidélité de Ibrahim envers Allah subhanahu wa taala kon loolu ndax xam nga doom ak ni mu saxee ci xol ku ñu nattu loolu bokk na ci dëgg-dëgg nattu waaye nag ndokke maam Ibrahima moom ba mu jëfee ndigal loolee xamee ko noonu waaye ndokke itam Ismaël moom mi nga xam ne itam nangul na baayam loolu itam njiitu réew mi ñëw na ci imaam itam ñëw na ci mooy cet rapport de subordination entre ki nga xam ne mooy baay bi ak doom ci ndax loolu te noonu itam la am réew war a doxe noonu itam la kilifa yi war a doxalante ci ñiy yilif ndax réew bu ndigal amul ak itam bu joxe ndigal amul ñu jëfe ndigal amul itam kon réew moomee du dem fenn kon loolu daanoo la xam ne lu jar a bàyyi xel lu ñu war a xam ne darsu bu ñu war a muy bind la def ko suñu jaal jëtt dootuñ ko fàtte te saa su nañu war di ko tari loolu it bokk na ci léegi li nga xam ne itam moo doon njàngale mi moo di jàppale gi ak dimbalante gi waaye itam moo doon cet gi ak xay gi ndax jël sab gàtt jël la nga ca soxla ba pare leneen la nga ca soxla nga dugal ko foo xam di nga lor doomu aadama loolu dara àdduna jaru ko am itam am sam koom jàppale woo ci kenn jàppale sa bopp defal sa bopp seentu loolu dara àdduna jaru ko waaye itam lor ñoo xam ne nii itam xëy na ñi nga ko waxee président ñëw na ci paas yi ci transport bi ñunu neen la te itam tabaski ñetti fan la te ëllëg ak gannaaw ëllëg day jeex te lii rek waaye ñuy jéem a xool nag ëllëg ñuy jéem a sellal la ñuy war a am itam di ko nga ëllëg itam boo demee ba koy dundal sa njabootam nga jàpp ne lii kat lu leew la lu sell la lu ma mën a puukare wala ndax jaamu naa ci suñu borom waaye nag ndax dara yemul ci benn fan te it toq moo gën yuréel waaye bëgg a toog rek wax dëgg yàlla tuum naa ko junni yoon li ñuy wax lekk ñaari loxo loolu da ngay mujj fot te nag opération goqi nag dafa am moo tax dañuy sellal di bàyyi xel lu bëree bëri Ibrahima dafa am solo jarul yi wax ju am solo yu kawe laa wax te loolu xam ne loo ci gis ak njàngat la te itam suñu diine itam loolu lañ sant solidarité bi jàppalante gi dimbalante gi ak mun na itam bàyyiloo xel ci lépp loo xamante ni moom moo doon suñu koom président wax na ko nee na pétrole ak gaz suñu borom defal nañu taw feex mu sargal itam ñi nga xam ne ñoo ci dox ba mbir mi yegg si fii wax ju rafet foofu loolu mu doon loo xam ne nii lu yell la lu yenu maanaal tey lu neex a dégg la nee na nag bu suñu borom defee loolu ñu am ko ndeke imaam waxee la doon itam la war a laytaay loolu mooy ay jikkoy maqaarimul axlaaq moo doon yar moo doon teggin moo doon itam xam li ñu am ndax buñ ko xamul rek foyee ko te buñ ko foyee musiba la ñuy indil kon nag la gën a am solo mu doon intrant bi gën a am solo ñu koy def ci doomu aadama moo doon yar moo doon discipline gannaaw loolu itam wax ne wàllu justice ak ndaje mi nga xam ne amoon na fi ndax aw yoon moom fu mu amul rek daanaka mën naa doon loo xamante ne nii itam tuum naa ko juneen kàddu gi moom la ñuy wax pëccëxoo maa ngi jégalu ci kàddu gi ndax loolu ku nekk ber sa yoonu bopp ku nekk itam am jaar ci mbooy gi te yoon wi nekk fii jub xocc te ku jaar ci mbooy gi nag ci aw ñal ngay jaar te ñal woowu ku ci jaar dig dina la jam ndog ment dina la dogale do xam nga ndog ment déedéet mooy mel ne li gaynde ak lu ni mel dañ lay dogale tër la te loolu yaa jaarul ci yoon wi waaye boo jaaroon ci yoon wi nga xàll nag itam mu doon loo xam ne Ibrahima kon naa li wax ji moom foofu rek lañ koy war a mën a yemal di ndokkeel ñëpp di ndokkeel itam suñu nattoo yi nga xam ne moom lañ àndal moo xam ñi ñu bokkal kër gi ci RTS moo xam itam suñu nattongu journaliste moo ak askan wi yëpp suñu kilifa kër gi itam suñu borom teg ko ci bopp kër gi itam ñu koy ñaanal ndam di ko ñaanal itam yokkute ndax loolu mooy ko moom RTS ñaan suñu borom itam gën a boole ñëpp ba liggéey bii ñu dénk ñu bañ ci gis suñu bopp te jaamu ci suñu borom bu ko defee itam mën ci am lu kawe suñu yor na koy kilifa yi defee ba ëllëg itam ñu mën a jébbal lenge yi keneen loolu itam ni ñu koy defee rek di ziyaare kilifa diine yëpp kilifa aada yëpp ñi ñu bokkal diine ji ak ñi ñu bokkalul diine ji ndax ñoo bokk réew mi ak ñi ñu bokkal umma bi ak ñi ñu bokkal adduna bi yëpp walla Ibrahima ñi ciy sant bu baax itam daanaka suñu mbokk yi nga xam ne fajar ba tey suñu bokk ju kay techniciens yi caméraman ak ñu yoroto yi ñëpp rek loolu doon na loo xam ne ni kàddu yu ndokkeel la kàddu yu siyaar ak kàddu yi itam balonte ak bu baax ak kàddu yu tuuba ko jéggal waaw jërëjëf sëñ Xaali ni nga ko waxee rafet na Sénégal dañ koy faral di wax ne Sénégal benn bopp la kenn du ko xar ñaar mais symbolique bu am solo la ci loolu nga xamante ne
fi lañ ko fekk suñu maam yi di ko jëfee ñun ñu ñëw fas yéene dox ci tànk yooyu set yi di ñëw ëllëg tamit fas yéene dox ci tànk yooyu kon nag sëñ Khalid yaakaar naa ne tënk nga lépp ah actuellement gàtt gaag lay xaar kër ga bu ñuy xaar kon nag xam naa da lay delloo kàddu gi rek nga tëj. day tëju moom mooy tëju balonte ak rek xam naa ne ñu tënk ko rek incha allah mesdames et messieurs donc c'était la prière de l'Aïd el-Kébir que nous avions eu l'honneur de couvrir ici à la grande mosquée de Dakar, une prière dirigée par l'imam Alioune Moussa Samb en présence du chef de l'État et de diverses autorités religieuses, coutumières et étatiques qui nous ont fait l'honneur de venir célébrer cette prière ici. Et c'est le moment également pour nous d'adresser ce message de félicitations à toute la Oumma islamique et à tous nos concitoyens d'ici et d'ailleurs. C'était Ibrahima Ndong, Khalid Seck et l'équipe technique qui a bien voulu nous accompagner et nous faciliter. Alors, ce direct-là qu'on a démarré depuis 8h30 et par la grâce de Dieu, nous en sommes au terminus et tout le monde descend. C'est ça.